surtout un samedi moi j'ai pas compris bon c'est vrai que c'est la fin du mois. mais bon maintenant marché bi moo tijjiwaat aussi. waaw marché bi voilà marché bi bokk na ci xëy na quoi. donc vraiment. ginnaaw bi loolu jàllee nag may wax ni déglu naa président de la république ci yoon yëpp li ma nekk ci embouteillage maa ngi koy déglu ba mu jeexal ci wolof ci français ak ci wolof. di wax ni wax dëgg yàlla man bi ma dégloo président de la république xam naa duggaguñ ci thématique yi. mais dafa mel ni man dama gis président boo xam si mi ngi ñu ngi koy doog a fal maanaam discours président buy doog a falu daal la sentir ci aspect yu bëri quoi. parce que mu jël nguur gi doog a seetlu ni politique de jeunesse bi mu amoon baaxul politique de l'emploi bi mu amoon baaxul man jàpp naa ne loolu lu yéeme la. beneen bi nag mooy bi nga xam si moom nga duggee muy coow li nga xam moo am fan yi ci voilà fan yi nga xam ni coow li fi am nga xam ne wax dëgg yàlla ñëpp tiitoon ci li nga xam ne moom lañ dégg discours yoo xam kenn mosu ko fee gis Sénégal wax dëgg yàlla may wax sénégalais yi ñuy seetaan nañ ma jox rek kenn koo xam ni bokk na ci ku bokkul ci mouvance présidentielle bi kuñ dégg mu génne benn kàddu boo xam ne boddi konte la ci xeet wala ci leneen buñ ma joxee exemple rek parce que man gisaguma ko exemple yi fi sénégalais yi am yëpp ci 2012 ak léegi ci ku yëkkati baat boo xam ni ay boddi konte la ci xeet ci waaso wala ci leneen ci camp présidentiel bi la bokk suñu jëlee ki nga xam ne moo fi taxaw ne nañ génne ay jaasi pour nguuru président Macky Sall bañ a dàkk kooku fu mu bokk ci mouvance présidentielle bi muy ab député. mooy wuuroog li mu wax nii parce que bi Aliou Dembourou Sow waxee loolu man gisuma benn acte bu ñu posé certes mun ñu nangu mandat député mi mais sur le plan politique doon naa xaar ñu jël benn décision boo xam ne ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ci wala président de la République moo koy jël pour wane ne loolu naqarlu na ko mais amul benn acte bu ñu posé bi ñu gisee bërki démb tamit ab journaliste boo xam da leen a jege wax li mu wax mu naqari Sénégal yëpp wala mu bind li mu bind. Biram booy jël kenn gisul notre côté bi loolu wax dëgg yàlla kenn gisul président de la République wala ñu ànd ak moom ñu naqarlu loolu mu def ci benn jàngat boo xam ne Sénégal yëpp la metti andi botti compté bu metti boo xam ne vraiment ñëpp kenn comprendre lu tax mu def loolu nit ñi nag mën nañoo xam lu nekk ci ginnaaw bien sûr connaissant l'homme nit ñi mën nañ xam lu tax lan mooy ay motivation ñu gis tamit bërki démb ab chroniqueur wala ab journaliste chroniqueur boo xam si chronique bi mu def aussi Sénégal yëpp naqarlu nañ ko yooyu te ñooñu ñëpp boo gisee bi ñuy def le chef de l'État aussi mënu fi nekk di lijjanti ay waaw mais moom laa lay wax mais ñooñu moom laa lay wax acte damay leeral rek ne déggaguma kenn ku wax waxu botti compté ci xeet wala ci waaso wala ci tarixa wala ci lenn loo xam ne dafa bokk ci kujje gi man gisaguma ko wala mu nekk ci société civile gisuma ko buñ ca mënee duut baaraam rek nan ma jox man awma ci problème yéen fi am yépp ñoomu neen la kon nag man li ma jàpp mooy ay acte fort la ñuy xaar mooy tey jii buñ ñu waxoon ne justice indépendante la ñuy am boo xam procureur de la république ku fi defati loolu dina mën a autosaisir woo la et puis am nay jumtuwaay mais aujourd'hui lu tax le procureur ñëpp loolu moo leen jaaxal ku def loolu dara doo ci fekk ak koo mën a doon parce que jàpp naa ne député bu def loolu war na ñoo mën a dindi sa mbalaanu kiiraay yóbbu la ci yoon parce que li nga def lu graaw la parce que dara deli gën a graaw ngay jéem a féewale ay xeet ci réew te loolu amul kon jàpp naa ne loolu bu doon tey jii dafa wax ne maa ngi dem ci fi UMS wax dans l'indépendance de la justice ñëpp rafetlu seen lël bi ñu mujj a def bërki Dembo Ndiaye di wax ne ñoom dañoo bëgg ñu dooleel justice bi am seen indépendance ñoom waa union des magistrats sénégalais man jàpp naa ne tey bu président jëmoon ci sens boobu wax ni moom day dooleel vraiment justice sénégalaise moom mi nga xam ne loxoom mi ngi ci biir justice bi dina ko ci seppi sans ñu am une république des juges man jàpp naa ne mesure forte yu mel noonu si doon am dinañu mën a rassurer ñun ba képp koo fi def nara def sax da ngay tiit parce que dam bu annoncé woon loolu tey ñëpp ñi nga xam def nañ lii daañ tiit képp ku ko fi nar a defaat da nga ne yëf yi soppeeku na mais li mu wax nii ay waxi kese la man gisuma benn acte bu ñu posé buy tee suba beneen jege ñaaleem ñëw wax waxu boddi compté nag baaxul ci réew wax dëgg yàlla man li ma gis ci année yii xaw ma yeneen sénégalais de mais man li may sentir ci 9 ans yii ñuy dund ñun Sénégal ci mbirum boddi compté mais dafa jéggi day wax quoi mais lan moo ko war a jur mais xam nga réew man dama jàpp ne boo ko yoree olof sax dañ naan borom caq du xeex ak borom baatu ne moom président de la République dafa jot réew moo xam ne ci dal la ko jote comme ni mu koy waxee toujours kon il faut mu fexe ba Sénégal mu joxe waat ko ci loxo yi dal maanaam jàmm ji mu jële réew mi boddi compté amul sénégalais yi bokk lépp di sëy seen biir amul waaso amul xeet amul diine lépp ñu bokk ko loolu mu nga xam ne moom ci loxoom lañ ko teg moom chef de l'État
bis buy jébbal réew mi keneen waay na fexe ba ni ko fi ay moroomam defe woon mu defe ko loon man jàpp naa ne daal vœux pieux yi bëri na mais man gisuma lenn lu mu teg ci loxo sénégalais yi luy wane coppite am na ci mbirum waasoo xeet yi nga xam ñëpp a ngi koy tiit ak surtout sax discours may dégg temps yi naan ay terroriste am ci dëkk bi di wax loo sax koo xam ne ni ngi jàppee boppam spécialiste gis naa ko ku ci mel ne Cheikh Tidiane Gadio c'est-à-dire que ñuy gëmloo nit ñi ni Sénégal dafa am terroriste yu dugal et cetera vraiment yooyu c'est des thématiques yoo xam ne voilà war nañ ci dugg alors Samba Sy li Dame Mbodj wax il parle de vœux pieux ay moom lañ mais est-ce que li ñu amoon habitude quand même di dégg le chef de l'État ci yenn discours yi mooy force restera à la loi nous serons fermes sur tel et tel chose est-ce que tey mënuñu woon am droit ne ñi ngi doon xaar ci moom mu wax ne discours yi ñu fi doon dégg yëpp ku ko fi dégg ku ko fi yëkkati comme ni ko ba daam waxee yoon dina dal ci kaw et que ñi nga xam ne sax jot nañ ko fay yëkkati dina instruire le ministre de la justice pour ñu seet nuñ jëflanteeg ñoom gis nga amuñu woon droit xaar loolu en fait man awma prétention naan est-ce que amuñu droit du ma nee prétention sénégalais yëpp parce que def loolu mooy ay globalisation yu abusive ñëpp nee nañu ñëpp xalaat nañu wax dëgg yàlla yow li ngay xaar ban sañ-sañ laa am man ne lii la wala keneen li muy xaar ñaareel bi mooy ñun ñëpp jàng nañu téere suñu compatriote Birago Diop nee na bi liy fàttaleku si nit bu demee di taxani bant bi mu indi mooy bant bi bu ko soob tukulóor bu jéemoo làkk wolof laa nag oui quand la mémoire va ramasser du bois mort elle rapporte le fagot qui lui plaît oui ni nga ko traduire baax na c'est-à-dire que dafa am surtout bu ñu toogee ci lu mel nii ñuy wax yoo xam ne day egg fu bari di dugg war nañu sàmm lu bare bari te man loolu laa bëgg a sàmm man day sàmm ndax fii ñi fi toog xam naa leen maa ngi leen di gis waaye ñi nga xam ne am na ñoo xam ne bu ma leen tuddee fii itam duñ ma mën a tontu moo tax du ma tudd kenn waaye sama tëraayu banem la ci li may dégg li may jàng li ma gis ci ñuy wax yenn wax yoo xam ne day xotti réew mi tàmbaliwul sax barke de moom la te yàgg na boo koy xool mu ngi laxasoo sax ak 2012 waaw bu mu ñëwee ba teew 2012 sax balaa moo sotti du moo tudd kenn wax jooju jiboon na muy dem c'est-à-dire que c'est l'évaluation du champ de nos responsabilités la ñuy def parfois à géométrie variable man Samba garaawul waaye Biram ne wala keneen bu waxee ay la yéen kooku wax na warul wax des koy sàmm dañ koy wadd dañ koy xool kan moo ne mën a wax ci ñun c'est aqulaay taalaa yow